dañoo andi le petit déjeuner d'un nourrisson de 6 mois à 1 an ndekki am na importance trop ci mag yi mais aussi rawatina ci xale yi ñu mën a xam seen alimentation ak yooyu noonu mais balaa maa yaatal rek dañuy dem seetaani ji élément ak docteur Djibi Samb. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu waa rubrique ndekki li di kontaan si ñëw bi ñëwaat ci rubrique bi di wax ne tey ñu ngi waxaat ci beneen sujet bu am importance muy ndekkiw xale boo xamee ni mi ngi am 6 mois jëm 1 an parce que dafa am importance parce que li tax ma ne dafa am importance volet bi côté nourrisson la te loolu ñu bëri dañ ko sàggane parce que nit ñi li ñu yaakaar mooy dañuy yaakaar ne vraiment xale moom bu xasee ba nekk 6 mois bu amagul yenn yi rek waragul lekk te foofu nag ñun ñi nekk pédiatrie xam nañ ci dara donc mooy volet bi ëpp lu muy poser malnutrition parce que souvent parents yi dañuy rater ce qu'on appelle la diversification parce que foofu dañ ne la de 0 à 6 mois l'allaitement doit être un allaitement maternel exclusif foofu da ngay nàmpal kese ba baa muy am 6 mois mais xale bi bu xasee ba am 6 mois nàmp bi kese ci weenu yaayam doyatul il faut yaay ji commencer di dugal alimentation lekk bi te loolu ndekki daf ciy bokk donc xale bi dafa war a ndekki di añ di reer donc nan la war a ndekkee c'est important parents yi xam ne foofu boo ci juumee ngay ndekki tey defar sa omelette jox xale bi yaa ngi koy lor wala nga defar sa pain chocolat jox ko yaa ngi koy lor parce que loolu du lekk xale bu am 6 mois lekk xale bu am 6 mois dafa war a nekk de manière boo xam ne ça sera semi liquide day liquide trop maanaam day oyof sous forme de bouillie lay doon bouillie rek da ngay wut sa céréale complet céréale bu nay nekk dugub mboq ak blé nga boole ko def ko céréale boo ko defee céréale moom ngay conserver parfois soo amee sa poudre de moringa wala nga am sa poudre de ñebbe nga boole ko ci parce que day apporter yeneen ferñeent yi nga xam ne organisme bi daf koy soxla surtout ci xale bi donc loolu soo ko xasee ba apporter lu nga doog a mën a préparer sa bouillie soo préparer sa bouillie parfois dañ lay conseiller ñun pour l'apport des protéines comme li ma waxoon bi rubrique bi passé il faut ñu jël parfois jaune d'œuf bi def ka 1/4 cela dépend du poids ñu def 1/4 du jaune di ko toggaaleeg ruy bi ba pare ruy bi dafa war a am aussi beurre parfois ñu def ci tuuti citron donc pour l'équilibre du petit déjeuner donc su ma résumé en gros day nekk céréale boo xam ne ça sera un céréale complet waroo jël sungufu dugub kese wala sungufu mboq kese wala sungufu ceeb kese toggal ko xale bu ruy nekkul noonu la war a demee céréale bi dafa war a nekk céréale bu enrichi mooy da ngay jël blé maïs ak ceeb ak dugub nga boole ko def ko benn céréale mu nekk benn sunguf parfois nga jël poudre de moringa yokk ci day gën a baax comme ça nga koy toggal xale bu ruy boo ko toggalee ruy ba pare dafa war a am aussi beurre bi mooy apporter lipides yi ba pare dafa war a am aussi comment dirais-je meew parce que moment boobu l'enfant doit prendre le lait de premier âge mooy le lait de premier âge loolu dañ ko war a prescrire xale yi moo tax souvent malnutrition bi actuellement mi ngi bëri parce que loolu lépp nit ñi respecté tuñ ko beneen bi mooy parfois am na xale yoo xam dañu bëgg aspect goût bi parce que l'alimentation côté goût la am na ñoo xam ne bu amul goût duñ ci bëgg parfois dañuy jël tuuti citron di leen conseil du bëri nag 3 fois dans la semaine nga koy def ci ruy bi dina apporter vitamine C bi en même temps dina may xale bi mu am beneen goût acide bi te c'est important pour son organisme parce que vitamine C bi c'est un très bon antioxydant li muy lutter bëri na donc en gros xale bu am 6 mois dafa war a ndékki loolu il faut mu leer ci bopp ñi mais nan la war a ndékkee volet bu important la nit nag mën na fa ratee xale bi mën na ko fa amee donc c'est important ñu xam aussi nan la ñuy toggalee xale bi c'est important donc en gros loolu la donc ñu ngi leen di remercier bu baax ci rubrique bi di leen wax ne ñu ngi leen di xaar ci beneen rubrique ak yeneen thèmes yi nga xam ne dina ñëwaat ci wàllu alimentation ci xale yi ci mag yi femmes enceintes yi femmes allaitantes yi. waa Ahmed comme docteur Djibi ni mu ko waxee xale bu am 6 mois ba 1 an dafa war a ndékki mais ak ni mu war a ndékkee donc c'est pas n'importe comment la war a ndékkee wala la ko parents yi war a jox yenn alimentation yi et tout comme ni mu ko waxee rek dafa war a lekk loo xamante ne dafa liquide pas loo xamante ne dafa glutant bu ma waxee glutant maanaam ay farine wala pain affaire yooyu noonu waruñu ko jox xale boo xamante ne dafa am 6 mois boo gisee précision bi de 6 mois à 1 an c'est parce que croissance su xale bi daf ci am importance waroo jékki-jékki rek jël xale di ko jox yenn lekk yi alors que tollugul ci âge boobu noonu comme ni mu ko waxee bu nekkee da nga koy defal li nga xamante ne moom mooy ruy y a une façon de le faire doo jël ruy bi kese di ko jox mais da nga ciy boole waale li nga xamante ne moom mooy beurre wala tuuti citron ñu bañ cee abuser comme ça xale bi dina mën a am benn alimentation boo xamante ne dina ko jàppale ci croissance am comme ni mu ko waxee rek ak li nga xamante ne moom mooy maïs dugub ak maïs am na ay ferñeent yu bëri yoo xamante ne mun na ko def ci xale bi parce que dina ko aider ci croissance am ak aussi dëgëral li nga xamante ne moom mooy yaxam donc baax na ci trop ñuy préciser parce que par ak nampal bi aussi daf ci am solo xale yi dañ koy nampal
am na ñoo xamante ne biberon bi comme ni ñu wax. waaye nampal mag ñi rek bàyyi xale yi. yéen di 2 mois rek ñii 2 mois rek nga xam nga kii 6 mois la wax ngeen jox xale yi ñu lekk. mais fii 2 mois sax ñu commencé jox xale yi non ñu mais lekk. erreur bi loolu si la. jigéen ñi léegi de. léegi si papa yi la. ñoo jël Ahmed place bàyyi xale yi. ma sa ndékki. Ahmed bàyyi ma xam naa li ma lay wax. waaw li nga wax après nga bàyyi ba ba pare nga soog koo wax ndax yow da papa yi la. da ngay déraper. yow dañuy xëccoog seen doom yi nàmp. ma ne dama ci dugg. yow waxal sa Iran de am na lu mu ci waxoon. voilà xale dañ vérité koy absolue. xale dañ koy nàmpal par exemple kii dëgg la am na ñoo xamante ne peut-être dañuy feebar wala yooyu duñ ko mën a def biberon bi nga jël leewu premier âge nga jox ko sa xale mais nàmpal bi am na ci solo parce que tamit soow boobu noonu am na lu muy def ci li nga xamante ne moom mooy organisme xale bi voilà comme ni mu ko waxee rek pas ñu jël loo xamante ne c'est gluten c'est-à-dire yenn céréales yi ñu koy jox ça doit être composé xale aussi dafa bëgg loo nga xamante ne moom mooy couleur c'est-à-dire pour ay lekkam bu ay purée bi yooyu noonu moom couleur bi rek da koy attiré. ba ci poudre de moringa bi mu wax. Poudre, moringa bu voilà. ñi nga xamul mooy nebedaay. Nebedaay, voilà, nekk loo nebedaay. xamante ni déjà baax na et aussi neex na. ak poudre ñebbe bi tamit loolu aussi baax na ci trop bëri nañ fi ay produits yoo xamante docteur ne nee na ngeen di liir dina nampal xale lekk yi ba mbaxal. 6 mois. Dina? leen nampal ba 6 mois. liir dina lekk mbaxal. da nga koo gis. ça dépend si law bay âge. nekk sama koñ loolu lay def. loolu dinaa ci waxtaan ak docteur baxal Djibi bu Samb. tooy bu nekkee 6 Baxal mois la loobe am baxal bu lay- tooyee baxal tooyee mun na koo gis nga lekk. fii Sénégal liir loolu mooy laa suñu wax, problème six mois da ngay gis boolu añ wala ndékki dañuy jël xale yi boole leen ci di leen joxaale ñuy lekk alors que loolu mun na jural ay gàllankoor xale bi donc daa am benn moment boo xamante ne xale bi daa am lu mu war a lekk genre benn emploi du temps boo xamante ne lii la war a lekk de 1 an à 3 ans am na lu mu war a lekk mais fii Sénégal on fait pas la part des choses dañuy naan waaw yenn aliments yi baax na ci moom ak alors que gëstuwuñu pour xam lan moo baax ci organisme xale gis bi. naa xale bu am 5 mois bu ñu jox yaxu dibi xale bi non naan mais xoolal loolu. waaw xoolal yooyu day fo rek waaye Oui, loolu. nee na xale day moom c'est- donc baax na ci. waxtaan waa ngi rax de. kon baax na ci parents yi surtout maman yi ñuy jàppale xale yi ci seen croissance ñu bañ a jël n'importe quoi di leen ko jox parce que amuñu jot wala nañ leen di surveiller de près pour seen croissance gën a jaari yoon pour ñuy bañ a am ay problème aussi parce que malnutrition bi bëri na donc nañu jàppale xale yi bu baax a baax a baax. Merci. di jaajëfal na docteur Djibi Samb bu c'est baax. riche et c'est pas cher. C'est te ça. dugub kilo 300 nga am ko maïs kilo 300 nga am ko. Ahmed li muy wax c'est dëgg la. riche te cherul. dinañ Voilà. jox xale ay ñamu xale mag ñi ngeen bàyyi lekk te seen bëri na ay ñam. ferñeent li muy dugub bi maïs beeg ñebbe beeg yooyu yëpp. Blé. donc mën nañ ci jàppale xale yi bu baax a baax. mën ngeen maa tëjal micro kii merci beaucoup ci li nga xamante ne nii moom mooy rubrique ndekki li di la jaajëfal bu baax a baax nebedaay googu nga wax histoire wane na ne anglais yi ñoo ko njëkk a découvrir tuddee ko never die wolof yi ci la ñuy commencé di wax nebedaay merci beaucoup yéen ñi ànd ak ñun ci li nga xamante ne nii moom mooy Seneweb TV ak seneweb.com di leen jaajëfal léegi Ousmane Dicko dama lay bàyyi nga dem jëli ci gan gi Aji Samb ñëw toog defal ñu li nga xam ne moom mooy au bout du fil jaa ngeen jëf sama gaay never die